بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو سناديس رحمانية الفاتح لما أغلق الذي الفردانية نشر حق بالحق وعلى آله حق قدره ومن كدار عظيم suñu mbokk jullit yi seetaan seen télévision en ligne Kewel TV ñëw nañ tey nag di waxtaan ci la sourate de la pureté qul allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan tey nag professeur Imam Babacar Ndiaye ñaan nañ ko bu dugg ba dugal ñu ci 13 lettres à sourate boobu قل الله أحد ليس كمثله شيء اللهم تصله على أحد ولا تخرجني إلى أحد وهنيني على كل أحد بفضله قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بروفيسور بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. السلام عليكم mbokku jullit yi mbokku taalibe yi dellusiwaat nañ ci seen émission ñuy continuer tey toujours di waxtaane suratul Ikhlas comme niñ ko waxoon la sourate de la pureté. waxtaan nañu woon ci Allahu ni muy génne ci Ikhlas ak ne Ikhlas di duggaate ci Allahu gis nañ tamit la Allahu moom daf lay joxaat la ilaha illallah bi nga xam ne mooy zikr majeur ismullahil azam yooyu yëpp gisoon nañ ko. boo ko defee kon ñu continuer waat toujours ci sourate bi am yeneen yuñ ci newaat bu ñu ko yàlla mayee mën nañu waxtaan ci 13 lettres yi nga xam ne moom la yàlla tànn pour bind saar bi ak seen i njëriñ ak tamit julli yi nga xam ne mën nañ ko def ci suratul Ikhlas ñu am yu ñu ci wane. bu ko defee waxoon nañu ne Ikhlas boo ko chiffré lépp mu ngi taxaw ci 972 waaw loolu la ñu waxoon la dernière fois dañu woon xul huwa allahu ahad 220 allahu as-samadu 201 bi nag mooy représenter tous les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam yee ci gën a rafet ñu ne woon lam yalid wa lam yulad ñu ne woon 240 wa lam yakun lahu kufuwan ahad kooku joxoon ñu 311 mu joxoon ñu 972 bi dañu woon ne mooy 108 fois 9 moo lay jox 972 n'est-ce pas waxoon nañu aussi c'est 324 fois 3 324 xam ngeen ne mooy ñaari turu yonent bi Taha Yasin 14 plus 310 n'est-ce pas moo lay jox loolu pour en profiter lii moo lay jox 972 bi nag waxoon nañ ne Taha Yasin mooy ñaari saar yi nga xam ne bu ñu demee àjjana ñoom rek lañ fay jàng ci ni ko yonent waxe jaamu yàlla amatul daanaka àjjana waaye nag ñaari saar yi moom ala kulli haal dañ ko fay continuer di ko jàng kon nag nañ leen ci commencer sax ci fii tàmbali ko léegi ba ñu fa àgg
bu defee Taha Yaasin waaye yooyu yëpp waxoon nañ ko ci waane ma joxe une autre lecture de la sourate Ikhlas. Ikhlas mën nañ ko tënk bu ñu nee Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akbar alif laam ra kaaf ha yaa ayn saad he miim ayn sin xeef boo ko chiffré mu jox la exactement 972 ba la neexee nga jaare ko fii ndax lii moom la alxuraan wax ne li ñu yonent jàmmal ne tur yi 14 araf yi mooy yi nga xam ne mooy ismullahi al azam awailul quran foofu la ñu làkk ismullahi al azam bi kon mu ngi ci biir ba tey kon fii man ngaa génne ismullahi al azam bi ñu ne mooy sixa Ikhlas duma ko laal nag sañu moo ko fii ci table bi mais foofu lañ koy fekk mu nekk 972 kon boo bëggee jàng Ikhlas de façon ramassée man nga ko jànge ni Allahu akbar alif lam ra kaaf ha ya ayn saad bon bu ko defee waxoon nañ ne suratul Ikhlas 47 araf la waxoon nañu ne 47 araf yooyu mooy yaa waa lii am na nag zikkar bu rëy bu ñuy liggéey ci tur bi ci waa lii waaye ne loolu arkaanu tariqa tijaan la il faut nag ñu dem ci ay borom kon 47 araf bi waxoon nañ tamit 15 mots la ak 4 aaya moom moo ñu doon jox Allahu 66 66 bi tam daf ñuy delloowaat ci laa ilaha illallah je crois que la dernière fois gisoon nañ ko mais fa zakir inna zikra tanfaul muminin bu ko defee allahu bi dañ ne woon 66 la mais 66 boobu boo dindee alif bi du ko teree nekk allahu kon da nga naan lillahi mu jox la 65 nga dindi laam bi mu jox la lahu nga di lahu 35 bi tam moom daf lay yóbbuwaat directement ci salaat fatiha ndax boo jëlee son inverse moo lay jox 53 ahmad nga boole leen 88 fois 7 mu yóbbu la salaat fatiha mais dañu gisaat salaat fatiha nan lay génne nag ci biir Ikhlas directement nga dindi lam bi mu des huwa boo nee ñenn ñi ne 5 boo leen boole mu jox la le 171 alhamdulillah wahdahu waaw ça c'est la grande louange alhamdulillah wahdahu moo lay jox 77 mais ñenn ñi boo dindee loolu boo passé loolu nga ñëwaat ñenn ñi dañ naan boo dindee laam bi la fay des mooy huwa 11 boo leen boole moo lay jox le 166 la ilaha illa allahu wax ju rëy lii rek ay wax la ilaha illa allah moo tax tariqa tijaan ñu bari dañ laan la salaat fatiha la c'est vrai salaat fatiha rëy na lool ci tariqa tijaan mais tariqa tijaan réellement lii la ilaha illa allah moom rek ay wax ji ndax yi ngay def yëpp yóbbuwula fenn lu dul fii ci laa ilaha illallah waxoon naa ko bi ñuy jàng salaat fatiha moo tax mooy wax sànq le rappel est toujours bon mais suratul Ikhlas dañ ko tudde tamit suratul xutbaniya ndax lii su ma jëlee lii 166 bi bu ma ci yokkaatee le 11 moo may jox 177 alxutbaniyatu alxutbaniyatu voilà alxutbaniyatu 177 moo tax Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu nee na
yonent bi jox na ma lu ñu tuddee miftaaxul xutbaaniyati. miftaaxul xutbaaniyati, la clé de la xutbaaniya. kon ci ixlaas lañ koy defee. c'est un certain nombre de la sourate ixlaas. loolu tamit bu ngeen ko bëggee da ngeen di dem ci ay boromam. li ma ci mën a wax daal mooy nangami ixlaas la ba fukki fan ak benn. képp ko taxoo loolu ala kulli haalin di ko def da nga àgg ci xutbaaniyatul uzma. am na fi sëriñ bu mag a mag fii ci réew mi du ma tudd tëram moom def na loolu pendant 1111 jours mu taxaw ci ixlaas rek di ko def ci lim boobu ba mu mat 1111 jours 3 ans et quelques. waaw dégg nañ ne sëriñ boobu nag ginnaawam kenn defaatu fi lu mel noonu moo tax sëriñ bi il a un rayonnement universel àddina bu ko xam. boobu bu ko defee loolu tam ci xutbaaniya boobu lay génne mu ngi génne ci sóoratul ixlaas. loolu lu arkaan la yi gën a rëy ci tarixa tijaan. donc day junñu rek ne sóoratul ixlaas bi boo ci jàppee alaa kulli yàlla mu dem. ñu gisaat leneen ci saar yu ba tey gis nga ne sóoratul ixlaas ni ma doon wax léegi c'est 47 lettres mais 47 lettres yooyu li ci yéeme mooy sóoratul ixlaas ponctuation bi yépp ci kaw la am. waaw bu ma ko bindee nii xul huwa allahu ahad yépp ci kaw la am. ahadun lépp ci kaw la am. fenn rek ngay ñëw gis fa benn kasra benn fatxa. waaw kasra ci lam yalid lii ci saar bi fii rek la am mais lii biñ ko xoolee c'est la 24e lettre de la sourate. la 24e lettre de la sourate mooy laam bi nga xam ne fi lay indi ponctuation bi ci suuf. donc la 24e lettre boo jëlee son inverse le 42 mu joxaat la allahu. kon lii dafa lay woon dëgg ne mooy portrait allah. moo tax saar wi ci boppam kéemaan la indi ndax boo jëlee le milieu mooy le laam nga dem de part et d'autre tu as 23 lettres de part et d'autre. ci ngay gisee tamit allahu ñetti araf rek la boo ko baamtuwul alif laam asa xeer lii rek mooy allahu. ko defee kon day feeñeel ne allahu mooy exactement le portrait de la sourate Ikhlas. lii nag am na benn signification ndax bu ñu demee ci alxuraan nuun wal xalam kii dañ naan mooy lutfaaniye bi nga xam ne moom la yàlla di indi ci dans l'accouplement. bu ko defee kii il représente l'homme et la femme moo tax ñu def ko jigéenal ko def ko taa marbuta. ndeysaan professeur Samb daan na ma wax ne bon ça représente à peu près la matrice de la femme et ça représente l'homme, n'est-ce pas? ñaari la ñuy boole. moo tax dans le couple la femme amène 23 chromosomes, l'homme amène 23 chromosomes. yàlla nag wàccee lutfu lépp taxaw. bu ko defee bu ñu gisee lii ñu jàll ci leneen loolu gis nga ne saar wi wax naa sànq bi Doudou Fall di présenté nee na les 13 lettres de la sourate Ikhlas. les 13 lettres ñu ngi koy am su fekkee ne da ngay jël les lettres de la sourate loolu ngeen def ko peut-être un exercice pour vous. boo jëlee les lettres sans les répéter une à une sans les répéter dafa lay jox 13 lettres. 13 lettres yoo xam ne xaaf moo ci jiitu ñu ne xul huwa ha xul huwa aha dun sa may ka
na hu. Voilà les 13 lettres de la sourate Al-Ikhlas. ñenn ñi nag nee nañu lii mooy ismul azam 13 daf lay yóbbuwaat toujours ci huwa 11 plus les 2 lettres mu joxaat la le 13 toujours c'est Dieu dans sa quintessence. lii nag ces lettres là dañu am solo boo leen chiffré dañuy am une valeur numérique de 414 414 bi moom xam ngeen ko su ngeen demee ca alquran surat Isra yàlla ngi naan yonent bi alquran ji may wàcce ci yow bul yàkkamti del def ndànk li ngay wax mooy rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman yàlla yokkal xam-xam bi yàlla yokkal xam-xam bi kon mu ngi lay wane la sooratul Ixlaas saa woo ko taxoo di ko jàng day wàcce ci yow xam-xam da nga xam loo xam ne li doo ko jàng ci téere loolu ñu tuddee ilmun luduni le savoir infus boo xam ne mu ngi ci ñun ñëpp moo tax alxuraan mu ngi ci ñun ñëpp il s'agit nga góorgóorlu tuuti rek pour mu réapparaître kon rabbi zidni ilman boobu mooy taxawaat ci 414 mais rabbi zidni ilman daf lay delloo waat ci li ma doon wax tout à l'heure dans l'accouplement les 23 chromosomes qui viennent moo lay jox aynu rahmati aynu rahmati bokk na ci turu yonent yi gën a rëy ndax sax est-ce que du xaqiqa ba ndax yàlla yonent bi turam dëgg ci xaqiqa boo waxee kaaf ha yaa ayn saat turam la boo ne aynu rahmati turam la aynu 130 ar rahmati 231 239 279 283 n'est-ce pas 283 plus 130 bon mettons 284 aynu rahmati waaw disons 231 239 239 et 5 234 c'est bien ça fait 284 284 plus 130 mu jox la toujours le 414 aynu rahmati allahumma salli na nga julli wa sallim te dolli xéewal ala ayni rahmati ca jëmmi yërmande ja jëmm ja mooy Seydina Muhammad ar-rabbaani yeti bi nga xam ne mooy koñu borom bi allahumma salli wa sallim alal xaq lati alal xaqi alal déedéet ba tey allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati ar-rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqiqa waaw loolu nag yeneen bu ñu jugee ci Jawharatul Kamal ñu gën a gis loolu xam naa Jawharatul Kamal bi beneen yoon léegi rabbi zidni ilman bi xam naa foofu la ñuy terminer parce que du fi xaj bëggoon naa joxe benn kayfiye ci sourate Isra ñu jaaree ko noonu bon peut-être ñu def ko noonu parce que le temps jot na bëgguma leen fatiguer parce que mélanger les chiffres et les lettres léegi c'est quelque peu pénible mais kii bi jàppal ne yàlla bi muy décrire boppam mbaa boog turam dëgg-dëgg ca dafa ne allahu nuuru mais boo ne allahu nuuru buñ ci yokkee Muhammad gisal allahu nuuru moom c'est connu 322 Mohamed 92 boo boolee mu yokkal la le 414 toujours bu beneen nee nag une autre fois bu ñu ñëwee ñu togg lépp nag joxe ci benn kayfiya n'est-ce pas bala ñu nag demaat ci beneen julli yoo xam ne danañ ko ci joxe muy salaatu rahma bu ko defee mbokk yi ñu ngi koy yemale fii lu neex nag du doy
buñ ko yemalee fii bu beneen ne ñu continuer ñu ngi leen di jaajëfu yéen ñëpp ci attention bi ngeen ñi may dinu déglu yàlla na leen ko yàlla fay allahumma salli ala sayyidina muhammad alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabax nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim salatan tunajjina biha min jamii alaxwali wallafaati wa tahdi lana biha jamii alhajati wa tutaqiruna biha min jamii shayyaati wa tarfahuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi axsa alghayati min jamii alkhayrat fi alkhayat wa ba'da almamat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin